mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci plateau mi-journée fii ci Walf TV tey ñi ngi am mbégte di dalal Youssouf Mbaw moom moo jiite mouvement écologique bii di Rassure bokk itam ci taxawu Sénégal di parti bi nga xam ni moom la Khalifa Sall jiite Youssouf Mbaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pierre di kontaan trop ci sa invitation di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan Walfadjri. voilà ñu ngi lay gërëm bu baax yow tamit di la remercier si li nga ñëw wuy si sunu invitation. alors actualité bi nag gis nañu jamono ji ñi ngi wax reconfiguration politique ci wàllum pouvoir gis nañu Idrissa Seck ak Macky Sall ci wàllum opposition bi également gis nañu Ousmane Sonko ak jéego yu muy def ci côté politique Ablaye Wade si wàllam mi ngi naan nañ def benn front bu mag bu opposition bi mais sa leader di Khalifa Sall moom daanaka kenn xamul fan la féetee ak lan mooy actualité Khalifa Sall jamono ji. moo ngi ci jàmm moom laa war a commencer d'abord njëkk a wax et moo ngi également continuer tournée bi nga xam ni moom la démarré woon au niveau des Parcelles Assainies yàggul dara moo ngi woon Guédiawaye te jàpp naa ni que programme bi nga xam ni moom la am ànd ci ak ñëpp ñu nekk ci taxawu Sénégal mooy def une tournée nationale dem au niveau de toutes les communes rencontrer nit ñi nga xam ni ñoom ñoo ko toogal au niveau de ces communes là waxtaan ak ñoom diisoo ak ñoom mais fexe également ku nekk jàpp ni programme bi nga xam ni moom moo ñu tënk ci biir taxawu Sénégal programme boobu ñu mën ko vulgariser ba askan bi mën ko comprendre askan bi mën ko porter incha allah en 2024 mais avant sax booba ci élection locale yi askan bi mën ñu wóolu ba nga xam na ni que ci yenn mairie yi dinañ ñu ko dénk. mais tey ci boo jëlee ñi mu sekkal opposition bi est-ce que yaakaaroo ni wala ragaloo ni sax ni Ousmane Sonko ak ñeneen ñi am une longueur d'avance ci Khalifa Sall. xam nga politique amul avance amul retard politique man li ma ci gëm rek mooy ki nga xam ne ni que dafa dem di waxtaan ak askan bi nit mën na la njëkk a jóg bala moo yegg ma balaa élection di ñëw mu essoufflé wu nit mën na yéex a jóg. balaa élection yi di ñëw mu am force bu koy permettre mu gën cee dem ak rapidité askan bi moom fi mu toog fa la toog moom ñëwal ci moom nga wax sa programme lu ma ko bëgg a tënkale rek mooy li tubaab naan politique du course de vitesse course de fond la lan mooy sa capacité taxaw gëm li nga xam ne ni que moom nga bëgg a won askan bi programme bi nga bëgg a jaay askan bi gis nga programme boobu soo ko yoree nga wóolu ko nga njëkk a jóg ak nga yéex a jóg ci yam ku ko jàpp fa laa jëm ku ko dégg ku ne su fekkee ni jàpp na ne que yow mii ku jara àndal nga ñooñu dinañu ànd ak yow te li tax ma wax du njëkk a jóg du yéex a jóg mooy Pierre da ngay gis ñenn ñi ñoom la ñuy woowee en français les indécis dañuy toog ba bi ñuy dugg ci biir mbañ gàcce gi du ñu xam kan la ñuy votel ñooñu aussi ñu jara bàyyi xel lañu maintenant dem à la rencontre du peuple te loolu lu am solo la te man dama ko jàpp du wàllu élection rek waruñu xaar rek ba élection ñu dem ci askan bi man li ma jàpp mooy contact bi nga xam ne moom la ñu war a am ak peuple bi dafa war a nekk un contact permanent gis nga su contact bi permanent we yéex a jóg ak ñàkk yéex a jóg dootu fa amati sens parce que da nga nekk yow constamment en contact te gis nga nekk en contact mooy xam lan mooy jafe-jafe askan bi nga teg ko ci kaw table tey ñëpp xam nañu suñu réew problème bi nga xam ni fondamental bi ñu jànkanteel ci ñetti mbir la ñetti mbir yooyu njàng la santé la ak aujourd'hui emploi des jeunes ñetti mbir yooyu lan mooy réflexion homme politique ak lan mooy suñu proposition ñun par rapport ak ñetti yooyu loolu moo gën a am solo loolu tant que yaa ngi recevoir nit ñi tant que yaa ngi waxtaan ak nit ñi di nga ci am ay esquisse de solution mais soo demee nag ba war a dem ci ay élection nekkatul rencontre mais fexe ba nit ñi mën a accepter sa offre politique loolu moo fay nekk. mais est-ce que Khalifa Sall ndogal bi ko dal ba mu dem ci prison et tout ça wàññiwul dooleem parce que ñu bëri dañ doon ne waa président Macky Sall bu fi jógee pourquoi Khalifa Sall moom moo war a toog. dama jàpp ni sax dafa multiplier dooleem man li ma gis dem naa di wuti parrainage dem ba Dembankaani frontière u Matam Bakel la man maa yore woon zone boobu bi ñuy wuti ay parrainage amul benn dëkk man bu ma dugg de
Matam à Dembankaani boo xam ni amul ñu fa toogal Khalifa Ababacar Sall te amaana nattu bi ko dal su ko dalul woon zone boobu dina am ñu bëri duñ ko xam donc jàpp naa ni que en terme de vulgarisation mooy xam Khalifa Sall Macky Sall daf ko rendre sax service en faisant cela parce que meilleur directeur de campagne mënuñ ko woon a am lu dul ci li nga xam ne que moom la Macky Sall def. parce que Khalifa reproche boobu la koy observateur yu bëri di def. parce que dañu ne capital sympathie bi mu am Dakar rek la yem fi lañ ko xamee mais boo duggee ci Sénégal des profondeurs kenn xamu ko. capital sympathie bi mu am bi nga xam ne que ndogal bi dal na ko capital sympathie boobu ñun ñi yàgg ak Khalifa Sall xam nañ ni amu ko woon avant mu koy dal maintenant li gën a am solo. mooy mën nga am capital de sympathie mais il faut que ñooñu nga xam ne ñoo lay toogal ci gox yi gën a reculer Sénégal nga dem à leur rencontre nga dem fekk si leen waxtaan ak ñoom diisoo ak ñoom ñu xam ñoom yow lan mooy say bëgg-bëgg mais yow surtout nga xam lan mooy seeni bëgg-bëgg nga mën ko tënk nag ci li nga xam ne ni que moom la ñuy wax programme bi nga xam ni moom ngay soumettre askan bi suñu décider ni que ay élection day am mais Khalifa Sall je pense que wax ni Dakaru rek la yem Dakar rek lañ ko xam loolu même ñi nga xam ne ni que ñoom parce que nee nañ amul envergure nationale même ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon wax tey wax jooju génn nañ si parce que xam nañ ni bay Khalifa Sall yemul Dakar partout au Sénégal partout foo mënti dem ci gox bu mu mënti doon te waxuma sax Sénégal mais même bitim réew foo mënti dem di nga fekk ay nit ñoo xam ne ni que ñoo ko fa toogal évidemment bokk ci plateforme taxawu Sénégal te di défendre évidemment Khalifa Sall ak ñi nga xam ne ni que moom mooy vision. tey ci jamono ji nga xam ne ñi bokk ay idéologie politique wala ay courant de pensée ñëpp ñu ngi commencé di dajaloo gis nañu famille libérale bi ñu ngi commencé di reconstituer autour du président de la République. ñu dégg Mahmoud Saleh ne président Macky Sall ak président Ablaye Wade ñu ngi waxtaan depuis quelque temps est-ce que tey jotul tey tamit retrouvaille parti ou famille socialiste bi yéen tamit ngeen mën ko amal ngir mën a faire face ak ñenn. xam nga retrouvaille moo la boo xam ne ni que dañ koy utiliser à tort et à raison parce que juboo mënta ñàkk ci ay doomi aadama man am na ñu ne ci biir parti socialiste ñu bëri. samay xarit lañu damay waxtaan ak ñoom ba léegi même su fekkee ni bokkutuma ak ñoom parti parce que ñoom ñoo jël dogal ni génnee nañu ci parti man ma nangu seen dogal jàpp na ni sax dama leen di gën a jàppale man Youssouf Mbow bàyyi naa ma dem lancer sama mouvement écologique ak ay sénégalais mu ñu tuddee ko Rassure am ñoo xam ne si ñun la ñu bokk ñoom jàpp nañ ni kenn mënu leen génne PS dàq bi nga xam ne moom lañ leen dàq c'est illégal donc li ma jàpp man mooy retrouvaille day fekk ni condition retrouvaille yi nekk tey ñi nekk ci biir parti socialiste yor récépissé parti ba lenn dong moo leen yitteel mooy nan la ñuy def ba Macky bañ leen a mere lim leen dénk mu bañ ko nangu ci ñoom loolu rek mooy seen préoccupation matin midi soir ñi nga xam ne ni que PS la ñu nekkoon ànd ak Khalifa Ababacar Sall ñoo ngi xool nan la ñuy tënkee ci la ñu nekk di dox suñu gis-gis ci benn programme tàllal loxo bépp sénégalais ak foo mënti doon ñu ànd def benn say xool nan la ñuy fexe ba proposer dara askan bi pour que yeneen i élection su ñëwee ñu mën ñoo dénk ñu mën a saafara jafe-jafe askan bi donc gis nga ni que ñaari gise yu wuute la ñaari gise yooyu nag xëy suba rek ne dañ koy dajalewaat fokk am benn boo xam ne day bàyyi yoonam pour que mu mën a taseeg beneen ba. mais est-ce que ñu war a bàyyi seen yoon pour dem. loolu nag moo yombul. ñun mënuñu bàyyi suñu yoon parce que gis nga ku bañ ba ndogal fekk la ca nga dem kaso mënuma comprendre nan nga mën a xëyaatee suba nangu li nga bañoon ba ndogal fekk la fa. ñi nga xam ne ne que ñoom tey dañoo ñëw ne ñoom dañuy nguuru parce que li PS yor récépissé di def tey mooy nguuru. ñi nga xam ne dañ ne ñoom dañuy nguuru mais ñooñu mënoo fexe ba seen loxo nga génne ko ci ndab li ñoom takk nañ si donc foog ñu des ba ndab la jeex donc loolu moo tax ma ne la condition retrouvaille ci boppam moom moo réunirul pour que ñu mën ko def c'est pas parce que de l'autre côté ñoo ngi fay waxu retrouvaille que forcément ñun tamit fii dañ fi war a wax ay waxu retrouvaille jàpp naa ne nag bés mën na ñëw loolu nekk man dama jàpp ni que politique
lu ne mën na ci am bés mën na ñëw mu nekk mais ci waxtu bi nga xam ne que moom la ñuy wax ki nga xam ne moo jiite PS ñu jox ko ab institution boo xam ni amul benn njëriñ lu dul permettre ko moom ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu mën a am fi ñu jëfandikoo en attendant dama ne ñooñu kenn mënul leen a fexe ñu ñëw naan dañuy ànd ak ñi nga xam ni dañuy fexe nan la ñuy daanee régime bi fi mais Youssouf Mbow est-ce que retrouvailles yooyu du si intérêt Khalifa Sall dès l'instant que moom mi ngi garder intact ses ambitions présidentielles parce que Sénégal nañ ko xamee pour nga nekk fi président saa nga am appareil bu dëgër c'est très difficile coefficient personnel bi c'est vrai que am na ko et tout ça mais appareil bi moo ko manqué te appareil boobu parti socialiste moo war na ko mën a nekk. ñaari exemple laa lay jox pour wan na li appareil du loo xam ne que day jóge ci asamaan rek daanu ci suuf appareil mooy parti bu dëgër kenn du ko juddoo waale parti bu dëgër dañ koy tabax ñaari exemple yi ma lay jox bu njëkk ba mooy Senghor dafa bokkoon nag Lamine Gueye ndaje bi ñu doon woowee SFIO bi ñu demee ba ñu xam ne ñaari kuy duñu bokk mbalka ñoom ñaar mënatuñu déggoo Senghor génn bi Senghor di génn dañ ne Senghor de dee na politiquement parce que amul appareil mu dem ànd ak ñoom Mamadou Dia ay ñoom Jaraaf Ibrahima Ndaw Kaolack ñu créer seen BDS boobu moom moo gagné SFIO Senghor ba yóbbu Sénégal ci indépendance muy premier exemple ko jàppale woon ak kilifa diine yi fi nekkoon ci premier exemple mais su amul woon fit génn pour créer appareil boobu kilifa diine yi duñ ko jàpp parce que yàlla bay sa tool deuxième exemple bi ma lay jox mooy président Macky Sall bi koy Abdoulaye Wade di génne PDS amul appareil lan la ñu wax dañ ne moom luñ ko teg dina ko nangu parce que amul appareil lu mu doon politique Abdoulaye Wade moo ko defal mais mu am courage et ça man dama ko koy reconnaître mu génn créer APR Alliance pour la République am bi ñu koy def ñi àndoon ak moom ak ñi ko gëmoon ñu néew lañu mais occupation terrain ak liggéey moom moo ko may tey ba appareil booba dem ba màgg am coalition gañeloo ko surtout la carte de la victime le jeu à fond waaw mais loolu yëpp ci appareil la bokk moo tax ma ne la nan ngay amee appareil loolu victimisation ci la bokk occupation terrain ci la bokk détermination ci la bokk am ay moyens ci la bokk donc lu bëri la mais dama jàpp ni rek appareil mën nañ ko créer ak foo mënti doon ak koo mënti doon il suffit que li ngay wax dugg ci xelu askan bi ak seen bopp mu leer leen ba pare nga dëggu ci li nga xam ne ni que yoon bi nga ne mais soo nekkee ci tant que créer appareil tey nga verte suba nga rouge gannaaw suba nga jaune kenn du la fekk si. il faut nga constant. foog nga constant. waaw alors ci jamono ji nga xam ni pëccëxoo commencé na am ci parti socialiste ci diggante Serigne Mbaye Thiam ak Aminata Mbengue Ndiaye kan moo war a diriger parti bi est-ce que Khalifa Sall war na mën a nekk ce fameux troisième larron boo xam ni ñëpp dinañ d'accord autour de sa personne. xalaatuma ko parce que Khalifa Ababacar Sall dafa am ay nit ñoo xam ni dañu ànd ak moom te dañu bëri man déjà bokkatuma PS. te dama koy wax mu leer su Khalifa Sall delluwaatoon PS ma bàyyi. ah bon dem defi leneen parce que delluwaatuma. ah da nga ni politique de kenn du wax jamais. déedéet waxuma ni jamais contexte actuel laay wax nee naa mën na nekk mais pas tey ci contexte actuel dafa am ñu bëri encore ñoo xam ni dañoo jóge feneen ñëw fekki ci Khalifa Sall ci plateforme taxawu Sénégal am na ñu nekkoon LD am na ñu nekkoon AFP am na ñoo xam ne musuñu politique. donc moo tax ma ne la du xëy suba rek nga ñëw ne damay dellu def comme si damay occuper waat sama poste secrétaire à la vie politique mais ñi àndoon ak yow te ñoom nekkuñu woon PS lan nga leen di def c'est pas que dama déggul ndigalu kilifa maa dama bëggul am kilifa mais dama jàpp ni que cohérence dafa war a am ci politique PS dañu ñu seetaan. mais dellu kër bàyyi kay dara nekku si. waaw mais day fekk ne que kër ga li taxoon nga génn fa mu bañ faa nekkati. nekkatu fa ki doon gérer peut-être ndem si yàlla Tanor Dieng nekkatu fa. jàpp naa ni sax que pour honorer sa mémoire. waaw mais dama ne bala ngaa delluwaat sa kër papa day fekk ne que li taxoon yow nga génn mu bañ faa nekkaat tey li taxoon ñu génn c'était que dañu jàppoon ni que PS warul nekk parti yóbbaale ma bu nit ñi fàtte lu taxoon ñun ñu génn. dañoo jàpp ni PS warul nekk parti yóbbaale ma dañu jàpp ne que dignité bi Macky Sall am ak détermination bi mu am
ba solliciter confiance su sénégalais ñu accordé ko en 2012 dignité boobu ak Pastef boobu ñun war nañ ko mën a am ba solliciter ñun tamit suffrage yu sénégalais ñu accordé ñu ko. gis nga Pierre soo demee bay politique da ngay gëm sa bopp. pour man gëm sa bopp slogan la boo xam ne kenn moomu ko nit ku ne da nga ko war a def mu nekk quelque chose boo xam ne da nga koy porter en bandoulière loolu moo lay permettre quel que soit scénario yi mën a dessiné wu yow nga mën a am constance c'est-à-dire que li nga xam ne ni que moom ngay def ak ngay wax mu mën a jaar yoon. kon yow da nga jàpp ni Khalifa Sall li mu mën a perdre bu delloo parti socialiste muy ëpp sax li mu mën a am bu toogee. dama jàpp ni que su delloo parti socialiste gisuma lan la fa mën a gagné ci contexte encore une fois de plus actuel bi. parce que contexte déedéet. parce que dañuy parti socialiste mooy parti bi gën a organisé wu Sénégal région bu gën a reculé boo demee fekk fa représentant parti socialiste. xaw ma kan moo la ko wax. mais waaw loolu la ñuy vendre tous les jours. man waxuma la du parti bu structuré. parti socialiste parti bu structuré la woon. la woon daa woon ni la woon ba amatul. tey li des parti socialiste récépissé la li ñu naan coquille vide c'est une coquille vide. PS am na ay responsable mais amatul ay militant am na nag ay responsable ya ñoom ñoo séddoo li nga xam ne ni que moom la ñuy sédd parti socialiste loolu am na parti su demee ba responsable ya ëpp militant ya nekkatul parti coquille vide la. c'est pourquoi mani ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci tànk defar ak tànk sollicité li nga xam ne mooy suñu cër te mu war ñu mooy fexe ba dem ci askan ba expliquer ànd ak ñi nga xam ne ni que ñun ak ñoom ñoo bokk gis-gis ñoo bokk gëm-gëm ñi ne PS tey li leen yitteel ñoom te nga xam ne moo leen intéressé mooy nan la ñuy def ba lu Macky Sall fu Macky Sall ticholee ñu ne ko yaaramu ko la ñu fa ne tey loolu moo leen yëkkati ñun du loolu moo ñu yëkkati ñun li ñu yëkkati mooy nan la ñuy def ba gis-gis bi nga xam ne ni que moom la ñu am ñu partager ko ak le maximum de Sénégalais possible ñi fi ne ak ñi fi nekkul pour que ñu mën a créer li ñuy wax les conditions d'une alternative pas alternance alternative pour que 2024 même su fekkee ni ñeneen ñooy ñëwaat suñu ñëwaatee ñu toog doogin boo xam ne bu rafet lay doon loolu nga xam ni moo ñu yëkkati te loolu ñun ak PS tey c'est diamétralement opposé. léegi querelle de préséance bi am biir PS justement ci diggante Serigne Mbaye Thiam ak Aminata Mbengue Ndiaye dan nga si xalaat est-ce que am nga si préférence particulière wala da nga naan sama yoon nekku si. awma ci benn préférence parce que dama jàpp ni ñoom ñaar ñëpp li leen yëkkati seeni intérêt crypto personnel la point final. alors à propos de intérêt gis nañu président Macky Sall gannaaw ba Idrissa Seck ñëwee nee nañu mi ngi waxtaan ak Ablaye Wade te itam am nañu yeneen leader de l'opposition yi nga xam ni mi ngi waxtaan ak ñoom ñu war a ñëw bokk si waat ci nguur gi est-ce que Khalifa Sall si ñooñu la bokk. man jàpp naa ni Khalifa Sall dafa logique ci démarche am waxtaan ak nguur gi tekki daara teeyaam bi teyal na xel de. waa fa laa jëm waaw homme politique bu ne tekk rek fekk mi ngi négocier. fa laa jëm. man nee naa tekk lu yàgg déggoo ma gisoo ma te négocier wu ma donc tekk ak négocier pour man c'est diamétralement opposé tekkaayu Khalifa Sall bi mooy du nitu média lambareewul fu ne dafa la wala qualité la pour man nga nekk homme politique te doo participer ci débat bi doo wax ak askan wi pour man en toute chose mesure dafa war a am kenn du communiquer à outrance su boobaa soo communiquer sax sa communication dootul feeñati silence tamit warul assourdissant warul un homme politique moo tax ma jàpp le juste milieu moom mooy wareefu homme politique su ñu ñëwee nag ci est-ce que day négocier ou pas je pense que gouvernement bi nga xam ne moom le président de la République mettre en place te yàggul dara wane na carte yi ki doon négocier du négocier après formation da ngay négocier avant formation loolu moo tax am na fu ma mës a waxee ma ni le problème bi nga xam ne moom la ñu am ak président Macky Sall mooy dafa yàq jikko yi sur le plan politique à telle enseigne que tey politique boo taseel liñ lay njëkk a laaj mooy ndax fi nga nekkoon yaa ngi fa maa nekkatoo fa loolu dafa créer benn genre brouillard ak benn genre soupçon boo xam ne dafa tegu ci ndoddu homme politique yépp te moom Macky Sall moom mooy l'unique et le seul responsable de cela te wóoru ko woon nag parce que du moom la diggee woon askan bi
parce que 2012 ñëpp ñoo ngi koy fàttaliku ki nga xam ne ni que moo bañoon transhumance Macky ci la bokk mais tey dem nañ ba askan bi dañoo ñëwaat ci ay jugement yoo xam ne ni que amaana sax commencé woon na disparaître mooy homme politique yëpp a yem ñoom ñëpp seen i intérêt ñoom ñëpp tey fii mën nañu jaune suba ñu rouge gannaaw suba ñu violet man jàpp naa ni que askan bi suñu demee bay am jugement yooyu en grande partie ci action ak jëfilinu président Macky Sall moo tax ñu koy. mais est-ce que bu réew mi soxlaa aussi du ñëpp a waroon bàyyi li ñu jàpp ñëw liggéey si Sénégal dafa nekk ci crise sanitaire doublée d'une crise économique c'est normal que toutes les compétences ñëw jàpp si ngir ñu mën a génn ci jafe-jafe yi non. Pierre 1960 ba tey Sénégal dafa nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne résoudre guñ ko moo tax ñu ñuy woowee un pays sous-développé ou un pays en voie de développement suñu réglé woon suñuy jafe-jafe tey on serait parmi les G7 ou les G8 c'est-à-dire les pays les plus avancés tant que nekkuñu foofu man jàpp naa ni que jafe-jafe fii la ne donc gisuma nan la ñu mën a utiliser Covid bi comme prétexte pour ne dañuy xool nan la ñuy yaatalee non ki nga xam ni moom la ñu fal te man loolu laa gëm ci politique suñ la falee dirigeel gouverneel parce que yow la askan bi fal te dama bokk ci ñi nga xam ni dañoo bañ ñi doon contester résultat élection 2019 am na ñu bëri ñu ma ci mere mais man ñu mere ma ci politique loolu yëngalu ma dama jàpp ni que Macky dafa gagné élection 2019. amul njuñ njaaj amul dara non amul man dama jàpp ni que askan bee ko votel ñun ñiy def politique nañu dem xool lu tax askan bi votel ko. lu tax ci sa xalaat pour man quelque part ñun ñi nekkoon ci biir opposition bi suñu responsabilité engagé wu na ci parce que on s'est trop focalisé ci combat de rue ak rapport de force te combat de rue boobu ak rapport de force presse ba moo ñu fa orienté presse ba mooy ñëw xool un homme politique ne temps yi da ngeen a amorphe maa da ngeen a mu te li ñu xamul mooy wareefu homme politique. presse bi daal mooy dicté le tempo doole bi nga jox presse bi bëri na beaucoup d'hommes politiques presse bi moo leen di dicté seeni tempo Pierre je sais de quoi je parle beaucoup d'hommes politiques presse bi moo leen di moo leen di imposer moo leen di sax imposer ab agenda donc quelque part on a oublié les élections te gis nga li xew 2019 moo xew 2012 te à l'époque maa ngi woon parti socialiste dañoo ñëw def bras de fer ak Abdoulaye Wade place de l'Obélisque bañ a campagne jàpp ni combat bi mooy fexe ba Wade bañ a nekk candidat à ce même moment Macky Sall lan lañ ko doon reproché dafa défaillant moom mu dem campagne yi moom la askan bi gis moom la askan bi votel moo tax ma ni c'est important que un homme politique am le courage nga déterminer nga imprimer sa propre agenda ak sa propre plan d'action peu importe ce que la presse pense ou ce que les autres pensent donc man jàpp naa ne 2019 moom la comme gagné na nag en 2019 pour revenir au fil de ma pensée mais na gouverner gagné na gouverner soo taxawee nga toog ba léegi 2 ans sax amagul li ñuy fàtte mooy Macky defagul sax 2 ans 2 ans amagul nga ñëw ne waaw Covid bi dafa créer situation de crise foog ma yaatal non dans le monde fépp Covid ba dafa créer situation de crise gis nga ñi nga xam ne ñoom ñoo la jàppale ba nga falu pour man da nga leen di respecter su Macky taxawee ne Covid bi dafa créer situation foog mu ubbeeku ñàkk respecter ñi nga xam ne que ñoom ñoo àndoon ak moom feeñ na parce que ça signifie que ñooñu dañoo incompétent dañoo incapable te xamuñu dara. Abdou Diouf loolu yaatal Abdoulaye Wade ci gouvernement bi dafa manqué woon de respect ñi mu àndaloon parti socialiste. waxuma loolu parce que à l'époque aussi Abdou Diouf musul wax ni situation de crise non apaisement champ politique moo nekkoon l'argumentaire. waaw on sortait d'élection mu am des troubles ñu def gouvernement d'union nationale. et non bii nag déedéet bii du gouvernement d'union nationale bii gouvernement de résolution de crise la moom lañ ko woowee man ma jàpp que pour résoudre une crise pour régler problème Covid gisuma ban njëriñ le conseil économique social environnemental am gisuma ko donc li ma jàpp sax mooy institution boobu amul benn incidence bu mu mën a am pour régler jafe-jafe askan bi gis nga démocratie soo bëggee mu dox convenablement il faut que opposition ñu am muñ te gëm yàlla soo nekkee waaw mais loolu mooy muñ bi mooy muñ bi dafa metti ci ñun ñëpp la metti da ngay muñ
nga jéem a xool nan ngay defaraatee sa toogaay nga dem à la rencontre du peuple pour que nga mën a yow tamit un jour ñu mën la fal ki nga xam ne moom la ñu fal ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko falandoo man li ma jàpp mooy ñoom ñoo war a gouverner. am na fi ay experts yoo xam ne que musuñu politique soo bëggee régler yenn problème te mu manqué la sax ay intelligence par rapport à ça mais demal nga jëli ko fa mais créer transhumance ba jaxase xelu askan bi à qui profite ce crime là à qui profite ce crime tey quel que soit homme politique boo gis évidemment askan bi da koy soupçonné da ngay ne fii di wax mais li ñu jàpp mooy da ngay wax mais demain yow ci sa bopp war nga mën a dem fekkiwaat ñi nga xam ni ñoom ngay xas tey te man jàpp naa ni que politique jikko la suñu defaree jikko yi ba mu rafet loolu mooy tax askan bi mën a ñoo utiliser ñun comme repère. voilà rapidement Youssou Mbow bëgg naa am aussi sa xalaat ci li ñu jiñ président Macky Sall ne jamono ji problème mu troisième mandat daal moo ko teree nelaw naka nga ko gisee. man jàpp naa ni dëgg la. Macky mu wax ko ak mu ñàkk ko wax parce que jëf yi muy jëf yëpp ak wax yi muy wax yëpp ak démb Cheikh Anne li mu wax li muy wane mooy ñoom ci seeni chemin troisième mandat ci la bokk te am na Guinée dara xewu fa am na Côte d'Ivoire dara xewu fa am na non su ma nee dara xewu fa mooy communauté internationale bi nga xam ni moom la ñuy wax su dara xewee dinañu réagir kenn réagirul donc gisuma pourquoi moom aussi du ko tenter mais li ma xam ba xam mooy su fekkee ni ñun ñi nekk ci langue politique bi ak citoyens yi jàpp nañ ne que bëgguñu mu am détermination bi nga xam ne moom la ñu amoon Pastef gi nga xam ne moom la ñu amoon en 2012 foog ñu am bu ko raw en 2024 sinon li nga xam ne ni que moom la Macky bëgg moom lay jàll parce que daf ñoo yàgg woon ni que moom li mu bëgg décider doole la ciy def parrainage bi doole la ko jàllale ak yeneen i loi yoo xam ne ni que jàpp na ni que opposition mënu ko tere xuus te heure bu décider xuus pour moom day jàll donc nañu fexe ba mobilisation bi nga xam ni moom la ñu war a mettre en place mu gën a kawe mu gën a fort mu gën a puissant bi nga xam ni moom la ñu defoon en 2012 sinon dina solliciter un troisième mandat te soo moytul dina ko am. voilà jërëjëf. ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay gërëm bu baax Youssouf Mbow président du mouvement écologique malheureusement amuñu sax temps pour wax ci écologique bi te li ma ñor la voilà lu la ñor la te justement sax en tant que ndaw ñu gis la nga def ko cheval de bataille et tout ça lan moo ko waral ma may la occasion nga wax dama jàpp ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak man ci mouvement Rassure que dañoo war a fexe ba vision politique ñu mën ko adosser sur des réels faits. Souvent écologie ñi koy porter ay ONG la ay association ñun li ñu jàpp mooy offre politique bu fondamentale la te tey soo xoolee fi àddina bi toll Covid bi wane na ko tey problème bi nga xam ni moom la mbënn mi wane mais surtout li nga xam ni moom moo dal suñu mbokk nappkat yi ne Caaroy et tout cela ay problème mu écologie la donc jàpp nañ ne également que mbéy mi ci seen bopp war nañ ko révolutionner ba créer benn offre écologique boo xam ne que dina mën a atténuer yenn souffrance yi donc ci programme boobu la ñu àndee ak Khalifa Ababacar Sall te jàpp nañ ni que c'est tellement important que incha allah ñun ñoo ngi ciy travail ci benn lu ñuy woowee benn charte écologique bi nga xam ne moom la ñuy proposer au peuple sénégalais. merci beaucoup jërëjëf donc Youssou Mbow président du mouvement écologique Rassure membre de Taxawu Sénégal ñi ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay gërëm également Pierre. voilà mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci invité mi-journée bi ñu ngi leen di gërëm yéen ñu doon suivre di leen jox rendez-vous suba ak jàmm jërë ngeen jëf.